télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci jàppante bu ñu nemmeeku ci diwaanu Kédougou tey jile li ko sooke moo di mandataire bu Yewwi Askan Wi la ñu woolu woon sous préfecture ngir jox ko notification bi wane ne seenub dossier dañu ko rejeté mbooloo toppoon ko ba ñuy dugg ci sous préfecture ba ci la ca takk deedee wàll si lii moo indi jàppante bi ba am kon ñu ci jëlee ay gaañu-gaañu Barthélémy Dias sàkku na ci ndaw ñi bés bi mu war jee wuy ji yoon mu di fukki fan ci novembre ñoom ñëpp ñu defum diiraan wutali tribunalub Ndakaaru lu jëm ci mbirum Ndiaga Diouf la gis ne dafa jot ñu daal di koy jeexal ndax yàgg na woote googee mu woote ngir di ci taxaw résister mu nekk njabootam la ciy jiital ndax i doomi boppam ñooy jiitu ca tribunal dossier Ndiaga Diouf candidature Barthélémy Dias des na ci dafa taxaw seetlu avocat yi fare ci majorité bi liñ ci ñaawlu moo di manipulation goog gis nañ ko ci ñi ci opposition bi ñoom di gis ne daal lu aju ci yëf yi na mu demee dëgg-dëgg waxuñu ko bëccëg bi ñu jagleel forces armées ci réew mi tey jii la ñu doon ko màggal doonoon ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall sàkku na fa sax ak réorganisation jëmee ci l'armée bi ak ni mu war a doxe leneen lu ñuy waxtaanee ak yéen ci xibaaru timis yi moo di arrêt maanaam deferum mburu goo xamante ne ji nemmeeku nañu ko suba ci talaata ji ba alxames yem ak fukki fan ci novembre ci réew mi yëpp loolee kon mooy dogal bi nga xam ne fédération nationale des boulangers du Sénégal jël nañu ko li tax bokk na ci njëgu farine bi ñu yokk mu di farine ak belebeek ni mu yokk koo tax ñoom mënatuñoo gis farine bu baax wala farine bu yomb bu ñu mën a liggéeyee mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxi lu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp yi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dañu koy doore ak lu ñeel jàppante bu ñu nemmee ko tey jii ca ngoon ca diwaanu Kédougou mi ngi noonee ngeen di gis leen di jàppante bi mbiri politique la ndax mandataire bu Yewwi Askan Wi moom la ñu woolu woon ca sous préfecture ba ngir jox ko këyit wuy wane ne seen dossier ba dañu ko rejeté moom mandataire bi ba muy dem àndoon ak mbooloo mu ko daroon mbooloo mi nag lañ doon bañ ñu jege sous préfecture ba ca la ca takk deree wàll see bab jàppante am ca sànnantey lacrymogène ak joorantey xeer ba am ñoo xamante ne ji jëlee nañ cee gaañu xibaar la bopp des na ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak ndawal Futurs Médias la ca Kédougou di Ibrahima Jabaxate dellu si Ndakaar waxtaane jano bi nga xam ne Barthélémy Dias doon na ko amal seexu ko taskatu xabaar yi tey jile ca la sàkkoo ci ñi nga xamante ne ji ñoo di ndaw ñi ñu dem gunge ko buy wuy ji fukki fan ci novembre yoon mi ko woolu ngir layo bi jëm ci mbiri Ndiaga Diouf Barthélémy Dias gis ne du nanguti ñu koy dàqaat ndax yëf yi dafa yàgg na boobee ba léegi def na fukki at ñu nekk ci di ko lijjanti jot na kon mu féete boor mu ne na ndaw ñi daje ci tribunal ngir ñu résister gi nag ak njabootam la ciy jiital moom Barthélémy Dias ndax doomi boppam danañu teew ci tribunal ba dañu ci ànd ak kii di Aminata Mbaare Sow Modou Diop. Tambari Sow des na ci dikkaat dañuy desaat ba léegi ci woowi de wàll ak dossier Ndiaga Diouf ak candidature bu Barthélémy Dias ci ville bu Ndakaaru avocat yi nga xamante ne ji ñooy layool majorité bi kon ñi ngi ñaawlu manipulation goo xam ne gis nañu ko ci jano boo xam ne séqalu nañ ko ak taskatu xabaar yi ci la ñu gis ne daal képp koo xam ne yaa ngi wàcc ci mbedd mi di ñaawlu ak a ñaxtu loo xamante ne ji yoon mayu la ko loo ci góobee nanga koo gar état bi dana jëli responsabilité am Alassane Ba ciy leeral. avocat yu majorité bi taxaw ngir andi ay leeral ci rumbandaat yu ñuy am ci lépp li nga xamante ni jëm na ci dossier Barthélémy Dias ci mbirum Ndiaga Diouf ak li mu tombel mu nekk candidat bu Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru jàpp nañ ne ab manipulation def ci am waaye itam bëgg a politiser ab affaire bi nga xamante ni wàllu yoon la. depuis novembre 2018 la mbir mi nekk cour d'appel ñu di ko renvoyer ak ay avocats. muy moom muy ñeneen ñi parce que ñu fa nekk dañoo bëri bu ñu ñëwee que le 6 mai ñu renvoyé ko Sulet bu Sulet ñëwee ñu renvoyé waat ko novembre kon yëgoon nañu loolu yépp te boobu jamono ñu koy atte di ko renvoyé yooyu jamono xamuñu woon sax ban bés la ñuy def élection boobu jamono ñu koy atte di ko renvoyé moom ci boppam xamul woon sax ne dina nekk candidat mi ngi nekk candidat le 2 novembre. Maître Ousmane Ngom ak i ñoñam ñaawlu itam ñii di woote wàllum violence ginnaaw bi nga xamante ni nemmeeku nañu ay liste yu ñu rejeté ci wàllu woowu jàpp nañ ne sax nguur gi dafa war a taxaw jël ay responsabilités am. ñi dàq seeni liste dañ ko dàq normal ku ci àndul ci li préfet wax nga dem tribunal
loolu amul benn raison bu war a tax nit ñëw taxaw ne da ngay woo nit ñi pour ñu xeex. kon kuy woo nit ñi woo leen ci tànneef bu leer woo leen ci yoon wu leer. ci ay erreur yu ñu nemmeeku ci ay dossier de candidature yu ñu rejeté ñoom jàpp nañ ni soit ku jégi ñoom ñoo ko def de façon volontaire ngir ragal rek ñu daan leen ci gox yeeg goxaat yi wala boog maîtriser wu ñu dara ci wàllu wu ak li ci munti ne jàpp nañ ni administration bi moom dafa tënku ci yoon lim ko wax. jikkooy parti politique mooy jikkooy ñi ci bokk waaye soo jëlee parti politique jël ay nit dugal leen ci biir te jàngaloo leen dara loo jàngul doo ko tari. des ba léegi ci wàllu politique wutali diwaanu Thiès njiital siggi jot na di Ablaye Dieye fel na yoonu boppam li tax moo di dafa amoon yéene yóotu commune bu Thiès Nord waaye investir yuñ ko tax nag mu boole ay kalma njangaanam samp ndëndëm ne day yóotul boppam boobile maire yi wan na ginnaaw kon liste bi nga xam ne moom la majorité bi teg ca boobile diwaan Cheikh Anta Diop ciy leeral. coalition bi xam ni Thiès yëpp ñoo fi nekk couche Thiès yëpp sur le plan religieux. sur le plan santé sur le plan éducatif coalition bi nag du coalition xeex du coalition faj mer du coalition xuloo coalition apporter un changement defar Thiès indiwaat beneen vision bu bees andi ceeg ay Thiessois yu di andi ceeg ay Thiessois yoo xam li leen ñor mooy taxawu askan bi li leen ñor mooy yërëm askan bi mais également li leen ñor mooy liggéeyal Thiès bu Thiès wootee ñun dañuy bàyyi suñu lépp ñëw taxaw te tey suñu coalition bi askanu Thiès ñoo ko laaj population bi ñoo ko demandé moo tax ma ànd seeg ay nit yu diñ ñu taxaw nangul li ñu population bi laaj parce que population bi ñoo bëgg changement population bi ñoo bëgg rupture moo tax ñu jël suñu responsabilité mais aussi jël suñu courage parce que ñun de amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy tiit ndax bu askan bi bëggee je pense que ni askan bi pouvoir la te jàpp nañ ni ñun ñi toog fii ñëpp askan bi wóolu nañu booy ne dama bëgg a jàppale askan bi fu ñu la soxlaa war nga mën a teew fu ñu la woowee war nga mën a teew population Thiès ñoom ñoo taxaw ak ñi nga xamante ni ñoom laa àndal ñëpp jël seen confiance teg ko ci man ne ma yow la ñu bëgg nga jiital cette coalition ànd sigil Thiès. ñaari Abdoulaye yi neexoowuloon ci diwaanu Fatick mu di Abdoulaye Sow ak Abdoulaye Wilane léegi neexoo nañu àndandoo joxante loxo ngir liggéey kon ngir ndamal Benno Bokk Yaakaar kii ñu teg ko ca boppu commune ba kële ca boppu département ba ñu ne it duñu nangu kenn di amal vote sanction ndax du njëriñal coalition bi dañu ci ànd ak Mamadou Omar Ndiaye. diggante Abdoulaye Seydou Sow ak Abdoulaye Wilane joxante loxo gannaaw bi nga xam ne nag waxtaan dox na seen diggante kii dagaan départemental bi Abdoulaye Seydou Sow jëmale ci mairie bi ñu xam ne nag pare nañ ngir Benno Bokk Yaakaar jël ndam li. li ci des jëm ci dëkk bi jëm ci coalition bi man Abdoulaye Wilane nangu naa bu baax kilifteefu Abdoulaye Seydou Sow. seen joxante loxo bi nag dina tax ba Kaffrine soppi xar kanam gannaaw bi nga xam ne jàpp nañ ne bëri na ci loo xam ne war nañ ko joyante. boole suñu doole ba Sénégal respecté ñu loolu moo tax ku nekk renoncer à quelque chose ñu ànd nekk benn pour défendre Kaffrine ici et devant le Sénégal c'est ça l'enjeu ku leen bëgg a wax leneen da leen di divertir moi je ne suis pas quelqu'un qui n'assume pas mes choix. Wilane ñaan na ma ko dootuma topp ay nit yu nga xam ni taal ay moo leen neex nekk ci ginnaaw toog ci Ndakaaru wax lu leen neex du ma leen topp ci loolu. looloo waral Abdoulaye Wilane nag ne dootu nangu kenn di xaajale seen diggante. dootuma nangu nit ñëw dugal bu baax dootuma nangu nit ñëw ne coppet ci bii ndam ci bii ñu ne ko rajax. jamono ji nag ñaari kàngam yooyu taxaw temm ngir fexe ba commune bi ak département bi am beneen xarakanam mooy seen mébét. journée des forces armées mu di bëccëg gi ñu jagleel soldats si xëy nañu ko màggal te màggal nañu ko kon tey jii ci réew mi doonoon ci teewaay njiitu réew mi Macky Sall xew-xew bi
moom njiitu réew Macky Sall yëkkati na fa sax ay kàddu di sàkku réorganiser jëmee ci l'armée bi ndax gis na ne daal li l'armée la ko taxoon a jóg léegi am na yeneen yu ca dolleeku day baax nag ñu méngale ko ak doxalinu jamono fàttali ne ponk biñ ci jàpp moo di taxawaay bi war soldat si ngir xeex woppi Covid 19 ji dañu ciy ànd ak Maymouna Ndiaye Mar Dieng. kilifa yu bari yu réew mi daal di dajaloo fii ay diplomate militaire ba ci sax ñi nga xam ni ñoo fare ci gouvernement bi ñoom ñi ñëpp daal di ñëw teewee si bis bi nga xam ni moom la ñu jagleel forces armées njiitu réew mi Macky Sall ci ay kàddoom bëgg na ñu gën a yaatal ubbeeku am ci liggéey bi. bu ñu ne front tey ji waruñoo yam rek ci liggéey yi nga xam ne loolu lañ daan def war nañ cee gën a tàggatu am leneen luñ ci boole lu bees ndax kat fi mu toll nii jamono dafay dox frontières yi moo xam terrestre aérienne wala maritime foofu yëpp am na liggéey bu am solo bu leen fay xaar menaces yi ñu ngi fu nekk loolu lépp dañ ko cee war a boole tey jii war nañoo soppi doxalin war nañoo taxaw tembe boole suñuy doole ba nga xam ni duñu ñee yeneen réew yi. lu aaju ci mbas mi moom njiitu réew mi bëgg na campagne de vaccination bi ñu gën a defi jéego jëmale ci. La résilience et la mobilisation nationale. mbas mi li mu wane rek mooy mbooloo mooy doole te nag ci kaw mobilisation boobu ñu ngi leen ciy xaar campagne de vaccination bi amoon nañ ci ay jéego wante nag dañoo war a gën a liggéey jëmale ci fi mu toll nii nee nañu feebar bi wàññeeku na wante du war a tax ñuy nelaw déedéet la xew ci yeneen réew yi mën naa xew fii ci Sénégal kon nag booloo mooy doole ci li ñu duppee opération civilo-militaire foofu war nañ faa gën a liggéey suñu force de défense et de sécurité yi itam ñu ngi leen di xaar ñu amal liggéey yu am solo boole ko ak yi ñu daan def. bi ñuy ndar kàpp bis bi nag moom njiitu réew mi gën naa ñaax liggéeykat yi bu sañoon suñu force de défense et de sécurité yi dinañu gën a tàggatu ngir li ñu bëgg ak fi ñu jëm ñu yegg fa. Maymouna Ndiaye ni ñu ko junjee sànq bëccëgu tey gi ci la ñu màggal journée forces armées muy fukk ak juróom-ñetteelu yoon ñu koy amal ci diwaanu Ndarit màggal nañu ko fa ci woowule wàllu colonel commandant zone militaire numéro 2 di David Diawara yëkkati fay kàddu di xam ne lépp lu jëm ci matuwaay ñeel wàllu kaaraange jël nañ ko lëkkaloo ko nag ak réewum gànnaar ngir xeex bi gën a ñoŋ ci frontières yi ñu teewlu ay kàddoom moom colonel commandant zone militaire numéro 2 di David Diawara ci micro Ousseynou Diop. mais en dehors dispositif bi fi amoon ñu ngi yokk suñu implantation unité yi le long de la frontière xam naa dans sous peu de temps di ngeen gis coppite gi parce que dinañ am à part base navale bi ñu am fii dinañ am beneen base navale bu ñuy def Podor ak beneen base navale bu ñuy def Matam pour gën a mën a contrôler le plan d'eau donc yaakaar naa ne yooyu yëpp bu taxawee dinañ sécurité bi dina gën di jàppandi fii ci zone militaire numéro 2. yëpp dañ leen koy rappeler maintenant nag immigration clandestine moom dafa nekk wàll woo xam ne dafa xaw a doy waar parce que souvent fañ koy préparer doo ko yëg da ngay jékki-jékki rek ñu nekk ci digg géej gi mais gis ngeen ko fii yëg ngeen ko waa marine nationale intercepté nañ benn gaal bu jóge woon Gambie suba teel ñu intercepté leen escorté leen ñoom ñëpp kenn gaañuwu ci kenn defu leen dara yóbbuwaat leen Dakar pour préparer leen pour ñu delluwaat seen dëkk donc mun nañ wax ne plan d'eau bi aussi waa marine ñu ngi ciy def liggéey bu rafet ba nga xam ne population Ndar nga xam ne ñoom ñëpp presque mun nañu wax ne ay insulaire lañ dinañ gën a nekk ci jàmm ak salaam. bëccëgu tey bi ñu jagleel soldat si màggal nañ ko ci diwaanu Matam foofee kilifa yi rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne l'armée bi taxawee na ko ngir xeex wàllu banditisme ci diggu yi mu di frontières yi naka noonu it wàllu terrorisme ci ponk bi ñu jàpp ci le gouverneur ba dellu si waate rafetlu engagement bi nga xamante ne ji soldat si amee nañ ko ñeel plan Orsec ñëw na it di xam le ne daal lu aju ci nawet bi ak njanaaw yeeg ni ñu sonalee tool yi ceeb yi l'armée bi am na ci taxawaay bu mat sëkk dañu ci ànd ak Ali Bandel Niang. farlu ak ndëgër laay naam waaye kaaraange gi mën nañu jàpp ni mot na sëkk ci diwaanu Matam rawatina ci pàcc bi ñu dippee Dande Mayo lu jëm ci wàllu xeexu ñaawteef maanaam banditisme transfrontalier ba sax ci wàllum terrorisme dispositif bu am solo mu ngi ñu teg fii ci diwaanu Matam di ay kàddu yi nga xam ni gouverneuru gox bi moo ko yëkkati bi mu ñëwee ngir jiite journée bi ñu jagleel forces armées sénégalaises gannaaw sax lu jëm ci wàllum sécurité maanaam kaaraange force de défense ak sécurité fii ci Matam ñu ngi duggal seen loxo ci luy mën a soppi xar kanamu dundu askan wi rawatina jamono yi nga xam ni xeex ak picc yi moo lëmbaaje diwaanu Matam. ñu gérer frontière ci liggéeyu force de défense et de sécurité ci la bokk li ki ci njëkk d'abord mooy armée ñoom ñooy force de troisième catégorie
waaye au côté de l'armée tamit gendarmerie am na ay mission aux frontières de même que DEPAF li ñu mën a wax rek mooy amul benn réew bi nga xamante ne nee na frontière am daf ko tëj à 100% et que kenn du mën a jàll waaye lépp lu ñu mën a xam lépp lu ñu mën a wax fii ci biir région de Matam mooy ci ginnaaw ñaari stratégie yi ñu tëral mooy implantation d'unité fixe ak rayonnement bi ñuy def loolu mooy stratégie en fait mobile mën nañu nekk tant bien que mal ñi ngi assurer la sécurité au niveau des frontières te yëpp yi am li ñu mën a wax ci thème bi mooy forces armées et résilience mën nañ ne fii ci biir région de Matam réalité ndaxte temps yi picc dañu sonal en fait ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs yi ci kaw loolu ci moyens ñu engagé mën nañ ne am na hélicoptère armé bi am na mi ngi fii ci région de Matam depuis ay fan et que hélicoptère armé boobu mi ngi appuyé ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa DPV. ñu ràngoo seen ay tenue cérémonie yu yanj lool ak yu wute yi ci armée bi police gendarmerie agent eaux et forêts service national de l'hygiène ak waa sapeur pompier ñoom ñëpp ñu ngi woon teewee mu di ay takk der nag yi nga xam ni wanaan nañu seen dëgër laay seen taxawaay jëm ci wàllub karange ba sax di wane ci ay stand yi ñu taxawal kilifa gi lépp luy xeetu jumtuwaay yu yees te xarala yi nga xamante ni baaxee nañ la. ñaari couleur ngi yu jaboote ñu yëngu ci defaru mburu mu di fédération nationale des boulangers du Sénégal ak regroupement des boulangers du Sénégal tey jii amal nañu ab janook taskatu xabaar yi dogal ba ñu fa jëlee moo di li ko tàmbalee suba ci talaata ji ba alxemes dañu defar mburu li tax nag moo di daal farine bi la ñu ne njëg gi dafa seer gis nañu ne lii di blé bi ak jégam dafa seer tax ñuy sàkku ci état bi mu daat ci wuti matuwaay kilo mburu bi ñuy jaayee fanweeri dërëm it nee nañu jaadootul ndax mënatu koo jar tey jii la ñu xamle loolee ci janoo bu ñu séqoon ak taskatu xabaar yi dañu ci ànd ak Lamine Fall Gervais Yaw lu ñu njort woon fan yi mujjee nañ ko dogal tey jii mu di grève si juróom ñetti fan yoo xamante ni boulanger yi Sénégal dañuy toog lànk ni duñu lakk mburu ñetti fan dinañ ko arrêté production prix ci étendue territoire national yépp muy mardi mercredi jeudi. maanaam benn boulanger du lakk mburu Sénégal parce que dañu sonn mënatuñu dem ñu ngi ko def nag à contre-cœur parce que ay sénégalais lañ suñu sañoon loolu du am ci réew mi jàmm rek moo fi am ak dal waaye nag jafe-jafe moo ñu dab daal. li ni mel lu ko waral du lenn lu dul njëgu mburu mi mënatul jar fanweeri dërëm. bon dañu nekk ak en face état boo xam ne nii moom dafa am doole. daf ñu imposé depuis 2019 que mburu mi du jógee 150 loolu la mun jar te mburu mi defe naa boo yebalee ay agents assermentés de l'État association de consommateurs ak les professionnels ñu toog bu gis ne lii la war a jàll bu indil la ko officiellement da nga ko war a appliquer mooy mburu mi boulanger yi mënatuñ ko jaay fanweer. bu état bi woote ay négociations régler problème bi on continue à travailler faute de quoi ñun amuñu lenn lu ñuy négocier li ñu xam daal mooy farine bu yokkoo bu yokkul dañoo nekk ci problème te mënatuñoo avancer. rax si dolli nguur gi dafa mel ni sàmmantewul ak ay kàddoom. négociation yooyu nga xam ne mënta avancer à cause du prix du pain lañ ne état il faut mu taxaw ci faj régler problème bi définitivement mooy lan na changer le prix du pain yóbbu ko 150 francs yóbbu ko à 175 francs farine bi am na farine bi amul. c'est pas notre problème. kuréel gii dajale boulanger yi Sénégal ñoo yëgle ni seen nekkin ngir askan wi mën a xëy di am mburu suba ngoon mënatul wéy looloo waral ñi lànk ñi duñu lakk mburu si diirum ñetti fan li ko dalee talaata ba alxames. Union européenne xëye woon tey jii ndaje moo xam ne ba mu ko xalaatee da cee woolu entreprise yi fekk baax Sénégal ngir fexe ba yi waa Europe di soxla ñu koy mën di exporter fàttali ne jàpp nañ ne lu ëpp 400 ak juróom fukki millions yi consommateurs ci Europe dañu koy yittewoo nees ko mën a yaatalee ba réew yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw la ñu am akas néew ñu koy mën di yóbbu bitim réew ngir ñu koy jëfandikoo pexe yooyu lañ doon nas ci moom yi leen daje doonoon ci teewaayu Fat Bintou Konté. li nga xam ne moom moo di njënd ak njaay mi ci diggante Sénégal ak li nga xam ne moom moo di Union européenne dañoo taxawal benn système ñu di ko wax système de préférence généralisé maanaam ay accords yoo xam ne bépp marchandise danañ ko dugal fee nga xam ne moom moo di Europe bu weesuwul li nga xam ne moo di ay gànnaay. C'est un système qui se décline. système boo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk yi te nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla rek lañ koy faral di amal surtout dëkk yi nga xam ne ñoom la ñuy wax les pays les moins avancés ñu nekk ci continent bi mu di dispositif boo xam ne moom système bi la dina leen yombalal li nga xam ne moom moo di seen i njënd ak seen jaay suñu diggante ak ñi nga xam ne moom mooy Union européenne ndax boo xoolee nag marché européen bi toll na ci 400 millions de consommateurs. produit mi ngi concerné li ci ëpp li nga xam ne moom moo di poisson yi mooy produits halieutiques yi fruits et légumes. Actuellement on le voit
Vous savez, 70% des produits exportés par le Sénégal peuvent bénéficier de ce régime. C'est beaucoup. Actuellement bu ñu xoolee 70% des produits yi nga xam ne Sénégal mi ngi koy exporté jëmale ko fee nga xam ne moom moo di Europe bokk na ci li nga xam ne moom moo di li ñuy wax les produits de l'économie alimentaire maanaam li nga xam ne moo jëm ci jën wala fruits wala légumes ba tax ni Sénégal nag ngir mën a gën a dugg ci li nga xam ne moom moo di marché européen bi la mi ngi taxawal benn stratégie boo xam ne dina respecter yenn normes yi nga xam ne norme commerciale la ci wàllum jënd ak njaay suñu diggante ak Union européenne. ay bànqaas yi nga xam ne moom la ñuy teg mooy stratégie yoo xam ne dañ koo teg fii ci biir réew mi comme ay Acropole Sud ay Acropole Centre ak aussi de manière globale stratégie nationale pour les exportations dañoo tëgg xalaat boo xam ne ci diggante ñaari ba ñetti at ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci mbirum yóbbu suñu marchandise bitim réew nan la ñuy fexe ba loolu mu gën a jëm kanam. Union européenne nekk na suñu partenaire commercial bu gën a important bu ñu xoolee rek ci année 2020 bi la suñu diggante ci wàllum échange de marchandises mi ngi toll ci 2100 milliards de francs CFA. cité APEX ga ca Tivaouane Peulh askano fa yeewoo wàccoo nañu ci mbedd mi la ñuy ñaawlu moo di ay njuuj njaaj yu ne yenn ci promoteur na nga koy def ci seen suuf sa loolee la ñu bëgg kilifa yi jël ci matuwaay dañu ci ànd ak Abdou Diouf Diagne. luy kër jàmbur amatoo yoo fay ñu ngi génn di la toroxal ko dee ba teg te wa fekk sa kër jàmbur nekk bëgg su turlu lii métti na. histoire soxna soosu nga xam ne dafa jaaxle lool dafa mel na nag mooy yoot ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci cité APEX te nekk ci Tivaouane Peulh ñu yóbbu woon leen fa ginnaaw bi ñuy amal liggéeyu autoroute à péage bi ñoom ñi fukki at a ngi nii ñuy daw ngir mën a jot seen ay këyit. suñuy këyitu kër nag dañ ciy jot ci A ou par B ndax ça nous revient de droit suñu déggee nag ñu ne état kenn du xeex ak moom état c'est toi c'est moi c'est nous damay dégg ñu naan nguur fii nguur amul fi république moo fi am nguur yi c'est résolu nguur amu fi buur amatu fi te république bi ñun ñoo ko teg gouvernement yi suñuy mindaan lañu ñun ñoo leen teg di leen fay suñu argent contribuable suñuy titre foncier lañ ñu waxoon nañu dañ leen di jox titre foncier lañ ñu wax ba tey ji am na plus de 11 ans presque mënuñoo jot ci suñuy këyitu kër. ñàkk am këyit googu nag yombal defkatu ñaawteef yi seen liggéey bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox boobele ñoom ñii ñu ne bërëb yi nga xam ne dañu ko fay bàyyi woon ngir ñu mën faa amal ay jumtuwaay yoo xam ne ñëpp ñoo koy bokk saa su nekk ay nit dañu fay ñëw ngir bëgg koo dagg. mais ce qui est déplorable et inimaginable lu xel mënta nangu mooy dañoo am ay doomu aadama yu ñëw fii gën ñoo yey ci cité bi te duñu ay pap jënduñu ci ay pap muy les délinquants fonciers yi nga xam ne dañoo ibbi sax seen benn agence immobilier fële ca Médina ngir lewal ak salfaañe nekkinu paa bi sunu maman bii témoin oculaire elle est une témoin oculaire ci li ñuy bëgg a wax ni dañ koo confisqué jaay ko doole nangu këram. ngir nag bañ ay laale daal di fay am ñoom ñi nag ñuy sàkku ci kilifa yi ñu daal ciy wax. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg télévision Futurs Médias foofee la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timisi 20h xibaar yi di dellu si ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yàlla na yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm.